salaamaaleykum Khadim Diouf yow maaleykum salaam. ñu xam la fii ci Brésil nga ne da ngay jàppale Assane Diouf bu baax a baax a baax a baax Ci lu wér. donc tey ñu lay laaj phénomène saaga yi ak bruit bi am Sénégal ni waaw ñëpp di ci wax yow luy sa position yow. sama position mooy maa ngi nuyu waa Sénégal gépp di nuyu mbokk yeeg am di jàmm di leen ziar di leen baalu àq ci bisu tabaski bi di leen ñaan ngeen baal ma te teewe ko ay déwén yu baree bare bon loolu li ma ciy wax mooy Assane Diouf li nekkoon ci xolu doomu aadama yi boo gisee buzz bi mu am ak ni ko nit ñu toppee c'est parce que ñi doon saaga ndey ci biir saal yi di saaga ndey ci biir néeg yi di saaga ndey ci waañ yi di saaga ndey ci grand place yi di saaga ndey ci marché bi saaga ndey yooyu moom la génneel nit ñi Assane Diouf dafa génne li nekkoon ci xolu doomu aadama yi injustice bi nekkoon Sénégal kenn ñemewu koo wax wala ñi koy wax ci anam bu yiw kenn du leen dégg exemple ku mel ni Pape Alé Niang chaque jour mu wax di doxalin wu jaaduwul bi nguur gi doxalee Sénégal te kenn mësul réagir mais léegi bi Assane Diouf ñëwee ak beneen niveau ci la ko Sénégal yi dégloo ginnaaw saaga yi ban message la Assane Diouf ci jàllale c'est ça qui est important. donc yow su ma la déggee kon yow faveur nga ci li Assane Diouf di doxalee. laay la je suis Assane 100%. I am standing for Assane. forever. donc suñ ko xayma ci ñi nga xamante ne nii moom la ñu ko def maanaam limogé ko jëlee ko États-Unis indi ko fii maanaam nan nga mën a jàngatee Assane Diouf nekkin bi Sénégal am nga yaakaar ne mën na delloo bis mën na ñëw mu delluwaat États-Unis wala déet. non loolu lépp tey jii ñëw Assane Diouf Sénégal naqari na ku nekk parce que doonu lu mu wàcc bàyyi njaboot bàyyi liggéeyam bàyyi fa jabaram bàyyi fa doomam toog di liggéey di dimbali ay njabootam ak ay mbokkam ñu xëy takk ko indi ci injustice te yaa koy déglu léegi mi ngi def benn live mi ngi xamle ne état Sénégal daf ko tuumal ci ne Assane Diouf daf ne day dagg bopp Trump xoolal yooyu kàcc xoolal yooyu fen nan la ko état mën a fenale doomu réewam au contraire yow nga war a défendre say doomu réew mais léegi yow yaa ngi wilipande say doomu réew ci lu dul dëgg ci lu ko waral wax la loo xamante ni bii dëggoo pé nga est-ce que yaa ngi seetlu benn affaire Demba Soxna keroog bi Assane Diouf tuddee milliards yi ñuy jëlee trésor di ko yóbbu bitim réew ci la Macky Sall ak gouvernement tàqalikook seen sago tous les moyens sont bons pour ñu jot Assane di ko jiñ terroriste di ko jiñ day waaj a dagg bopp Trump pour jot ci léegi biñ ñëwee Macky Sall li mu def du lii moo doonoon mbébétam attention li doonoon mbébétam mooy sànq Assane Diouf li doonoon mbébétam mooy tëj Assane Diouf kii derrière tout ça ba tax ak ñoom ñi mewul def loolu lan moo nekk ci ginnaaw ba tax yéene bi mu amoon bi Assane Diouf ñëwee Sénégal def ko du mbaaxam moo tax mu bàyyi Assane Diouf du yaram moo tax mu bàyyi Assane Diouf dafa am lu muy ragal ci Assane Diouf moo tax mu bàyyi ko parce que xam na ne Assane am na ay secret yu mu denc xam na ne Assane am na lu ko renseigné ci lu wér te wóor ci li muy wax am na fu mu ko teg moo tax ñu bàyyi ko mu dem mais du mbaaxam du dara Macky Sall danoo bëgg nga xam ne doo buur doo bummi démocratie lan soxla suñu réew ragalul la tey ragalul la ëllëg mënoo ñoo tee wax dañuy wax li ñu naqari suñu réew moom moomoo ko Senghor dafa nekkoon jóge fa Abdou Diouf nekk fa jóge fa sa papa Abdoulaye Wade mi tax nga man li nga man tey ginnaaw yàlla am li nga am tey ginnaaw yàlla nga war ko teg ko fële nekkoon fa jóge fa yow waxuñu say wax Macky Sall dama bëgg nga xam ñun ñoo la faloon am ci yow yaakaar teg la fa ñun ñoo lay folli Dama Soxna wax lan moo ma naqari ce qui m'a fait mal sa Youssou Ndour la mu doonoon benn nit boo xamante ne bi Sénégal yi dañoo am ci moom yaakaar mu war a doon arme Sénégal nga xam ne fu Sénégal amee naqar mu war a taxaw maanaam défendre Sénégalais yi ndax am na tur bi am na baat bi tey mu ñëw rangé wu ci Macky Sall ànd ak Macky Sall ñu jaay suñu réew tubaab yi di jël suñu pétrole di ko sànq di jël suñuy milliards di ko sànq ci lu jaaduwul loolu moo ma gën a naqari Youssou Ndour ku ma bett ne Youssou Ndour amul tey lu mu am sénégalais yi la lu mu mën sénégalais yi la. léegi yow sa dernier mot tey
boo ko doon xayma li nga xamante ni moom ngay tënkee. ñàkku gouvernement Sénégal ñàkku population sénégalaise. li may ñaax population sénégalaise mooy bu nu sànni xeer bu nu toj kaar ndax ñooy dugg ci kaar yi bu nu yàq dara ndax ñoom seeni doom duñ dugg ci kaar yi seeni doom duñ fa jànge ñoom benn cercle lan def di dunde alal réew ma ñun néew di doole yi ñuy gën a deltu ginnaaw kon bu nu yàq daraay réew ma nanu ànd ab yar ak i teggin tey kaas li nu war a di kaas di wax li nu war a wax bu kenn tiit bu kenn ragal ku am sa loo wax ko ku am sa looy def ko Macky Sall mënaluñu dara Macky Sall mënaluñu dara loolu laa am ci li may wax sénégalais yi bu leen tiit bu leen ragal ñu mobiliser wu ñun ñëpp 2019 soreetul ñu jële ko fi mu dem Macky Sall dégage. So in English, Bamba, what do you think about the event of Assane in Senegal? Assane in Senegal is not the big deal. Assane is Senegalese. He can living there. He can stay there. But it was not the time for him to come back to Senegal because he was not preparing to come back to Senegal. It's very bad to just deport him like this. But everything gonna be fine about him because it's Assane for Serigne Fallou. It's Assane for Serigne Touba Khadimou Rassoul. No one can do nothing for him. And the name taping by Assane, meaning terrorist. What do you think about also? Yeah, it's just a lie. It's just a lie. Everyone knows Assane is not the terrorist. It's just a lie. And if you was to tell something about government in Senegal, what was in the meaning? The government in Senegal is just stupid. It don't know nothing about what it's doing. Just stupid. I can call them stupid, nothing else. And what is your last word? Just everybody to be together, fight together, do everything together to have one Senegal. Number one. Thank you guys. One love. Thank you very much.